Yeah, what's up, what's up? Gars, ñu seen émission Old School for Life, you know what I'm saying? Comme d'hab, nu muy demee Dal Jàmm TV forever. Old School for Life avec Nit Doff Killer, benn real MCs for real niggas, you know what I'm saying? Killer maa ngi lay bëggee, maa ngi lay shout, jaayef nigga. waaw jaajëf frérot maa lay delloo bëggee lu baax. incha maa la koy delloo bu baax bro. Pour gars yi xam Nit Doff, bon c'est un gars engagé, gars yi bu gëm boppam, gars yi bu gëm hip hop Galsen. Comme ñoom Jay the Keys ñuy dóore ay son di big shout out ñoom Biggie Small ay Nas yu dóore ay son di big shout out ñoom Tupac fii gars yi dañu war a dóor sound di big shout out Nit Doff parce que da koo liggéey ci game bi gëm na hip hop Galsen. La preuve mooy que man bon li ma seetlu ba Booba classé rap hip hop Galsen moom mooy ki njëkk a wax quoi ci li ma dégg man moom laa njëkk a dégg mu wax quoi ça veut dire que sa gars sa waaye gëm na hip hop Galsen mi ngi koy représenté. di kontaan aussi dalal waa Dal Jàmm TV fii gaale di leen jaajëfal si ñëw bi si yitte bi quoi donc di nuyu ñi koy suivre ak ñi koy seetaan ñëpp maa ngi nuyu di ziar ñëpp et puis di kontaan aussi si introduction bi nga def maa ngi si am mbégte bu baax quoi. bon xam naa ñu bëri xam nañ tur bi Nit Doff signification bi mais comme émission moo ko laaj dañuy dellu ci arrière bi quoi nga wax gars yi pourquoi Nit Doff ak lan mooy signification Nit Doff bi quoi. waaw maa ngi rafetlu émission bi ak concept bi parce que comme ni ko olof di waxee démb moo waral tey quoi donc foog nga dellu ci démb pour mën a comprendre lu tax tey quoi. waaw Nit Doff nag moom mu ngi tudd Mortalla Gueye mooy sama vrai tour maa ngi juddoo Louga fa laa yaroo fa laa màggee fa laa jàngee passé sama enfance adolescence bi yëpp quoi donc période boobu nag maa ngi yemoon ay tour yu bari ay Mores ay Morengs ay Rengs ay ji bari woon naa ay tour quoi. Touru Nit Doff bi mu ngi ñëw bi moo vers 2004 le touru Nit Doff bi ñëw quoi. waaw touru Nit Doff bi moom comme nu ma ko waxee rek samay début nekkul woon moom laa njëkk a utiliser en tant que MC mais bi ma demee ba ay jamonoy 2004 boobu génneeguma album maa ngi woon Paris mais tour boobu da doon ñëw ci sama xel lu bari quoi donc comme bi ma waree génne album nag il fallait que ma am benn tour officiel boo xamante si nii moom mooy décrire man concept bi may gisee quoi donc le nom Nit Doff dafa ñëw te xamoon naa ko ni aussi tour la boo xam ni dina susciter ay xalaat quoi ay wax wala ku ko dégg dina am benn xam nga benn lu mu la def daal donc après muy doog am explication derrière donc man dama jàppe rek que ni nit ci boobam du moment que bi nga xamee ni matoo rek war nga mën nangu tour boobu noonu muy Nit Doff après boo déggee Doff rek du côté péjoratif bi nga war a xoolee quoi parce que Doff aussi da nga si am dégg-dégg bu ute quoi am na ñëpp ku nekk ak ni nga koy firee parce que man dama jàppe ni bu nee Nit Doff rek mooy la légèreté ak la profondeur maanaam mooy la lumière et l'ombre mooy le conscient et l'inconscient mooy maanaam paradoxe yooyu nekk ci àdduna ak yi nekk si doomu aadama parce que aussi mën nga farlu ci côté yëpp fu ne nga taxaw fa nga fa war a taxawee ci diine ci say parents ci société bi mais mën nga xëy suba mel neneen noo xamante ni day mel ne du woon kii daal tu comprends mooy que nit ki matul te comme matoo aussi te parfois boo doon juger sa bopp rek da nga gis contradiction yooyu yëpp parfois mën nga surprendre sa bopp nga melokaan boo xam ne da nga xam ne instant bi sa inconscience a pris le dessus que mu ngi lay pousser ngay doxale noo xam se ni réellement kii maanaam melokaanu dof moo koy mën def quoi maanaam mën nga mer waxe noo warul doxee wala nga jaloux doxale noo warul doxal loolu lépp mooy sa côté bi ñàkk a matade bi nekk si yow bi lay gunge quoi te société bi ñu nekk aussi xam nga dof man damay jàppe ni ki ñuy woowee dof du kooku laay jàppe dof parce que man ñi ñuy woowee dof ci mbedd yi man nañ pour man dañoo feebar ay malade lañu ñoo xam ne dañoo am feebaru xel mais man ki ma jàppe ni mooy dof mooy ki yàlla ki nga xam ne yàlla wàccoon ak moom jox na ko faculté yëpp mu matale ba noppi mënul dund ci société bi di jaay doole nit ñi wala bu nekkee chef d'entreprise di xoqatal nit ñi wala di xeeb jaamu yàlla yi ndax jàpp na que ni socialement amuñu lii wala mu dem di liggéey ay moroomam wala di yàq ay moroom man pour man koo koy dof bi gën a mag ci dof yi donc suñu nee Nit Doff rek dafa laaj maanaam c'est très philosophique dafa am ay canaux yu bëri yoo ko mën a jaare et pour man c'était une façon de susciter la réflexion ak la curiosité au nom de ce nom là autour de ce nom là et loolu moo waral le mot Nit Doff et puis daf mooy décrire man su ma waxee dëgg rek te yàlla tax contradiction yëpp mi ngi si man parce que man mën naa dal jàmm mën naa nekk vraiment ku am taalibe tout ça mais suba aussi samay rap mën na ñëw ma mer doxale noo xam ni kii de xàmmewu ma ko comprendre nga donc l'idée nag mooy
de tuer li loolu noonu si yow nga koy wàññi di bàyyi lumière muy jaillir ci yow ba nga xamante ni di nga dem ba àgg tolluwaay yoo xam ni nit bi rek la ñuy gis tu comprends mais nag nit bi buñ koy wax fa yàlla moo tax ñuy wax daal parce que boo dee xool jamono ji ki ñuy woowee nit pour man bokk na ci ñi gën a nekk dof mooy ñi ñu mettre au devant de la scène ñoo xamante si ni valeurs yi bëriwul xaalis jaral na lu nekk devant caméra bi mën nañoo doxale nu ne devant ñu ngi costume ñu ngi cravate ñu ngi oto ñu ngi lii te liy yàq société bi ci ñoom lay jógee te en général comme socialement am na nuñ taxawee rek ñoom la ñuy woowee nit alors que ki dox ci suuf yor ay yëre yu modeste di dem ci hôpitaux yi di dem ci morgue yi ci cimetière di ñaanal jaam yi di jubóole nit ñi di xool xale yi di xool ndongo daara di am yërmande en général kooku dañ koy doyedal ba sax dañ naan kii de bëggul dara ci àddunaam wala koo xam ne bu tiimee kees du ko tibb parce que ci seet digganteem ak yàllam ay mbokkam ñoo ko njëkk wax moo kii di ab dof bëggul lu baax comprendre nga donc dafa nekk ay mbir yu yéeme yoo xamante ni day laaj réflexion et day poser un peu le débat. comprendre naa kon leer na quoi mais Nit Doff ki la bon avant Nit Doff bi yow mos nga jaar ci carrière mos nga jaar ci crew wala ci solo nga demaat wala am na foo jaar avant Nit Doff yow xam nga instant tu es en solo mais avant solo bi est-ce que am na foo jaar. avant Nit Doff maa ngi commencé déjà sama carrière à Louga ci benn groupe bu tuddoon BMG ñoom pratiquement def na ak ñoom lu nekk dañu voyagé di dem ci régions yi di def ay concours gagné nañ ay concours et tout def nañ ay semaine de la jeunesse ensemble def nañ ay organiser nañ vraiment sama cursus underground maa ngi ko defee ci benn groupe bu tudd BMG. dans les années 99 nag xam nga ak région yi nu mu enclavé woo du am producteur télé yi li ñu fay ñëw bariwul donc gars yi commencé tas par benn ñii di dem après man ci la décidé dem dem Kaaw déjà. bi may dem Kaaw aussi dama bokk ci famille boo xam ni traditionnellement sama frère yeeg ñëpp ci yenn âge dañuy dem Kaaw donc man nekkul woon sama option première mais bi ma demee ba jamono jooju nag laa ni pourquoi pas après ci laa dem bi ma demee ba 2004 laa njëkk a ñëw fii vacances dellu si waat vacances di dem ci concert yi di xoolaat et tout après je me suis dit. su ma déggee Kaaw fa nga commencé carrière solo wala fii Sénégal nga démarré solo. en fait bi ma ñëwee fii li affaire bi gën ma yeewuwaat daal si man ne bëgg naa ko def donc bi ma dellu si delloo Kaaw ci laa croisé benn xarit coproducteur de son premier album donc dafa ma daan gis tout le temps maa ngi fu ma toog en mode freestyle rap rek laay wax mun ma noo yow gaañ li ngay def dafa nice am na benn gars bu tudd Mao Sidi bi c'est un Sénégalais bu gagné fii benn concours beatmaker est-ce que duñ dem seeti ko et tout donc ñu dem seeti Mao mu déglu ma déglu ko à partir de période boobu nag man ak Mao ñu commencé liggéey et grâce à Jules l'envie de sortir un album foofu la yeewoo quoi après man bon là je vais vraiment sortir mon premier album donc noonu la affaire yi yee quoi. da ngay dugg ci hip hop est-ce que am nga problème familial sa gàlle amoon na cool wala métti parce que gars yi xam nañu boo duggee ci game da ngay rap pour ñëw affaire de banditisme la affaire de wóoyu loo xam nga comme yow ak yow xam naa sa gàlle xam naa famille religieuse sa papa macha allah bon ñu jàll ko yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla na suuf oyof ci kawam quoi léegi ba ngay dugg ci hip hop est-ce que amoon nga problème familial wala amoon problème. si amoon naa problème ku xam sam papa di nga xam nga di du mën a yomb affaire boobu parce que bon su ma amoon sax ay frères musiciens wala ay yooyu dana gën a voilà mais xamul woon loolu xam nga you know sam papa moom liggéey ak jaamu yàlla rek la xam ay njabootam yooyu xamu ci yu ni mel quoi ba pare comme ni nga ko waxee rek gars yi dañoo am ay étiquettes yu ñu am si affaire musiciens yi tout ça donc du coup moom déjà man yéex na ko wax mais bëriwul woon ñu am fit wax ko donc du coup moom bokk na ci ñi ko mujjee yëg moom bi ma ko yëg sax bi ma génnee sama premier album ba war a def sama premier concert à Louga la abal sama oto sama benn sëriñ mu ubbi kii gant bi rek gis benn affaire bi jaaxal ko daal yooyu noonu après moom moo woo sama papa waxtaan ci ak moom après paa bi woo ma ñu xaw a jot benn tension après mu am samay cousine samay sœurs yu ñëw expliquer ko xam nga paa bi nag moom xam na ma quoi xam na que ni aussi xëy na sama bëgg-bëgg la ci loolu la ma yàlla nattu mais bi ñu waxtaanee xam na que ni mu dee ku ci dugg boo continuer bëgg a baax di nga baax boo bëggee bon di nga bon moom xam na valeur yi mu def ci man quoi donc du coup bi ma ko expliquer yenn yi amaana gënalu ko daal mu ni ma waa bénir naa ko mais daal am na benn genre tolérance un peu bu mu def par rapport ak loolu bu finalement ma mujjee continuer quoi waaw. ok gars yi comme d'hab ñu ngi si émission Old School for Life avec Killer Nit Doff bon bro est-ce que instant bi pour le moment li nga nekk ci hip hop est-ce que am nga regret wala amoo regret quoi li nga dugg ci rap instant ba heure bi nii est-ce que am nga regret wala amoo regret quoi. amul regret parce que hip hop a sauvé ma vie hip hop daf ma tegaat si yoon bi comprendre nga parce que sans hip hop xëy na maa ngi woon si beneen vibes yàlla moo ma dimbali xam nga dañuy wax que ni àdduna da ngay poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses avoir les bonnes réponses
donc maa ngi woon si yeneen vibe yoo xamante si nii xëy na toppoon na àdduna topp sama bakkan mu muy jural ay yenn xéewal yoo xamante si nii xam nga mooy loolu daal you know mais au fond de moi xam naa ne leneen laa doon wër daal you know donc du coup bi nga demee ba jëmi jamono aussi loolu noonu di gën a jël forme si man di gën a jël forme si man dafa am jaayante bu bëri boo xamante si ni il fallait ma def ko parce que aussi lu bakkane la woon daal you know lu bakkane la woon tu vois mais il fallait ma def un choix boo xamante si ni y a des conséquences lourdes à assumer et tout mais j'ai fait ce choix là grâce à Dieu maa ngi ci sant yàlla donc su ma wax que ni musique moo sauvé sama vie c'est-à-dire que ni après dama teguwaat ci direction bi ça m'a rendu responsable j'ai voulu passer le message positif j'ai voulu servir sama société si samay texte aussi je me sens très très responsable ba lépp lu may wax damay xool ndax luy defar la wala lu mën a égarer la comprendre nga et y a beaucoup de jeunes yoo xamante si nii ci ndimbalu suñ boroom aidé naa leen quoi ci seen ay xam nga àdduna ay période la ay période de galère wala de solitude wala de doute wala de questionnement par rapport ak sama message am na ñu bëri ñu ko déglu mu dolli leen joxaat leen direction xam nga fu may waxee joxaat leen goût à la vie joxaat leen xam nga le sens du respect des parents du respect de la religion du respect du drapeau xam nga du patriotisme et tout ça am na yu bëri yoo xamante si yàlla dimbali ne ma ba am na benn jeunesse boo xam ne message boobu maa ngi koy dund ak ñoom quoi te loolu noonu maa ngi ciy yaakaar ngërëmal suñu borom daal comprendre nga donc mënul am regret quoi am na certes ay erreur bu ñu dee wax regret mooy durant période bi yëpp du ñàkk loo xamante si ni bu ñëwoon naneen laa koy defee tey comprendre nga parce que nit kase la regret yi mooy quelques erreurs yi ma ci def mais choix bi moom wax dëgg yàlla dama siy sant yàlla bu baax quoi. so da ngeen lu wax na amul regret ci hip hop moo ko defal lépp lu mu mënta am musique ak hip hop moo ko fay lépp lu mu mënta am bon ki la bon dafa am affaire bu ñu jaagoon gis ci game bi instant bi gisatuñ ko quoi bu ñu nekk hip hop affaire de game la affaire de mbedd la mais mbedd bu positif mais instant bi nii rappeurs yi dafa mel ni dañ changé game bi quoi léegi xam nga gars yi lu ñuy jaay maa lépp gaale bu nice am naa kët bu mool am naa villa bu mool bon loolu noo gisee hip hop bu tey bi quoi par rapport ak old school bi mu njëkk ak léegi. xam nga àdduna il faut nga am vécu il faut nga am jaar-jaar sinon rek mbir bu la bettee mën nga la déstabiliser moo tax tey bu ma gisee kuy waxi xaalis surtout mu ma koy wax man. am na ma ci dolli sax nga may ma am na benn rappeur bu ma seetaan temps yi passé quoi benn télé du ma wax turu télé bi quoi mu toog mu ne instant bi rappeurs yi xam si lañu war a clashante maa lépp dàll bu rafet maa lépp troc bu rafet maa lépp gàll yow loo gisee loolu ko opinion boobu wax noonu quoi noo ko gisee en tant que. non pour man loolu gis-gisu esprit faible la esprit faible tout est dans le matériel pour moom loolu mosul nekk rap galsen affaire u xam-xam la affaire u jaayante la affaire u góor yàlla la comprendre nga léegi bu ñu demee bu nga xamante si day nekk te nag booy dégg xaalis bi sax da ngay xam que ni kon finalement ay nit yu xamul woon xaalis lañ far xaw a laal dara yaakaar ni laal nañ xaalis comprendre nga bu fekkee xam nga xaalis xam nga mooy lu ma la wax tey benn nit bu ñëwee di ma bàkk xaalis man sincèrement parler dama koy yërëm dama sama ni tolluwaayam foofu la toll ak yooyu muy tudd yooyu noonu ñun yàlla dañoo dimbali bu nga xamante si nii def nañ lu bëri ci suñu entourage am làq suñu ngërëmu ay waajur on a changé des vies on a aidé des gens à construire leur vie ba ñooñu tey di construire yeneen vie boo ñëwee ci suñu entourage boo tuddee suñu tur nit ñi dañuy wax bay jooy si ñun ñu mujjee dal jàmm ci kàttanu suñu boroom am yu bëri yu ñu dummoo yi daal di toog dal jàmm tey boo gisee benn xale bu ndaw bu ñëw naan la sama xaalis bi sama lii sama laa yow kooku da nga koy mujjee yërëm comprendre fi may waxee donc moo tax man la ay esprit faible ñoo commencé am ci game bi affaire u am arrogance boobu noonu musuta nekk bokkul ci suñu ay valeur ci suñu ay valeur ñun sénégalais surtout xam nga bu dee kaana ba la arrogance boobu dañ la koy nangul parce que ñoom bon ak seen histoire mooy bling yu bëri yi ngay takk par rapport ak ñoom seen chaînes yi doon takk ñu neen ci suñu chaînes yi tey def nañ ko jamaa ñoom par rapport ak seen histoire ak arrogance tuur xaalis bi ci ngeen sama xaalis seen société may nañ leen ko mais fii suñ société dañ ko tënk ci humilité mooy nga dal jàmm nga am ak taalibe nga am modestie et loolu sax pudeur la waanam fii bokkul ci suñu aada surtout nga koy tudd sa làmmiñ ak di ko bàkkoo noo tax man la plupart di ñu koy wax buñ la waxoon xaalis bi ngay wax ñaata la bu la ko waxee ay ree moo lay def xam nga ku laal woon 100 francs ndigam yàgg laal benn affaire day mujjee rëy ci ay bëtam bu fekkee nag ku xamul teraanga la da koy jaxase
comprendre nga mais loolu ay kesaw la te borom xam-xam yaakaar naa tey bu ñu demee ba rap Galsen war a tënku ci sama dàll bi sama kër bi sama kii bi mu boobaa ñun ñàkk nañ fayda lool ñàkk nañ solo lool ci bëtu nitu dëgg yi li leen di yëngal ak leen di réfléchir loo mooy ay valeurs yu ngeen di partager comprendre nga te ça a toujours été ça le rap Galsen ça a toujours été benn musique buy prôner ay valeurs yu mel noonu donc tey jii nii il faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus mais c'est vrai que ne discours boobu nga wax nii day ñëw lu bari te man ça me dérange personnellement ça fait partie de discours bi may déranger xam nga ambitieux ak bëgg see génn c'est normal ci métier booy def comprendre nga mais il faut mu am valeur yooyu mettre en avant comprendre nga bi nga xamante ni booy yi lay suivre ak yi lay topp doo leen soppi ay capitaliste boo xam ne gain ak profit kase mooy nekk seen objectif il faut nga toogloo leen ci yenn valeurs yi ci yenn assises ba noppi ñu xam que ni succès bu ñëwee war nga ko mën gérer ak modestie xaalis bu ñëwee dans ta vie war nga ko mën gérer ak modestie lépp lu la dab war nga ko mën gérer ak modestie mais bu fekkee ki nga def idole dalaa wax que ni lépp ëppalante la lépp xaalis la lu la fayal say facture rek baax na bu fi nekk di wut ay mot respect lan mooy respect fayul ay facture xam nga wax mënut a gën a garaaw ko wax boobu noonu respect mooy def lépp doomu aadama mooy fay say facture mooy tax nit ñi bëgg la mooy tax ñu yéene la jàmm mooy tax boo feebaree ñëpp ñaanal la moo tax boo deewee ëllëg nit téye sa loxo doom na ko sa baay jàmbaar la woon loolu moo gën xaalis. kon léegi ki la togguma la quoi mais actuellement noo gisee hip hop Galsen yow avancement wala arrière noo gisee hip hop bi quoi en tant que MC noo gisee hip hop Galsen fu mu toll. mu ngi am avancement ci benn côté mooy fi jamono tollool ak réseaux sociaux yi ak am accessibilité ci gars yi ak public bi mu ngi am yeneen canaux yoo xam ne boo ko utiliser mën nga gën a mën a jaay sa image wala nga gën a populaire et tout ça. ñu ngi avancé ci côté ay image vidéo ñu ngi avancé ci benn style musical bu mu xam se ni mën na intéresser la masse mën na intéresser les pays africains yu ñu wër côté yooyu yëpp mi ngi am avancement comprendre nga mais côté bi muy am recul mooy l'essentiel ci la am recul mooy déjà les valeurs l'engagement mooy góor yàlla boobu noonu nga xam ne boo doon wax rap Galsen léegi sax da ngay gis dañuy commencer sambay mbayaan dugg de fëgg bureau yi tuddee ay kii laa ko tuddee kii laa ko parrainé kii laa ko marrainé yooyu yëpp bëggoon sa liberté bopp ak jàngal booy self made gëm sa bopp moo taxoon hip hop Galsen da ko doon tere boppam gudduñ toll nii nag dem nga ba nga xam ni lañ daan wax sax doon ko tooñee suñu xaritu mbalaxmaan yi naan leen yéen da ngay ñun ñoo leen ko gën a def gudduñ toll nii te loolu noonu mënut a ànd ak liberté de ton mënut a àndal kuy défendre yenn valeur gëm sa bopp self made ci mbedd bi nga jógee da nga war a xasalin ba doon dara loolu moo nekkoon le mot d'ordre tey bu fekkee ne yow la ñuy gis sa affiche yëpp ñu gis ci un tel ñu gis la ci bureau yi ngay fëgg tey mënatoo leen wax gëm leen seen bopp bu leen mos non du ànd quoi comprendre nga donc barrière yooyu mi ngi daanu et c'est super dommage engagé wu nga xam se ni problème mu askan bi sa priorité lay nekk amatul léegi koo gis mi ngi naan non suma affiché wu ak askan bi waxal leen lii après sponsor yi bu ñu may gis yi dañ may commencé daw man je suis là sama xam nga wax bi ba tax na say texte sax da ngay daw yenn thèmes yi su askan bi nekkee dans le désarroi hip hopeurs yi laan njëkk a gis léegi tu vois ce que au school yi rek ngay gis ak les gens yu engagés mais tu verras jamais des gens de cette génération wala boog peu de gens ñooy soucié wu ci li askan bi bëgg ku leen ko xeexal en tout cas wala seen ay star wala seen ay idole taxawal leen au devant de la scène xeexal leen donc yooyu noonu moo defoon le charme du rap Galsen moo taxoon qu'il était différent des autres hip hop mais on a tendance à le perdre au profit du buzz des calculs personnels et loolu noonu ñu ngi koy déplorer et puis am na ñu ci nekk nag ñun ñu ngi ak ñoom ñu ngi leen di gën a encourager que ñu topp ci wéy boobu noonu. bon instant bi dañuy wax ci Killa gars yi comme ni ma ko waxoon début bi quoi Killa c'est un monument ci hip hop Galsen kenn mënu ko weddi nee naa la ñu ay jërë kii di dóor ay son di big shout out Biggie Small ñoom Nas di dóor ay son di big shout out ay Tupac fii boo dañu war a dóor sound di big shout out Killa parce que xam nga da koo job ci game bi benn gars bu gëm hip hop Galsen la teg ay projet xam nga instant ñu jëm ci show of the year bi ndax ko gars yi pare bon Killa show of the year bi xam naa léegi mu ñëw quoi le 20 la incha allah lan mooy sa programme ren quoi loo préparé Sénégalais yi loo xamante ni mosoo kon def quoi ci show of the year bi quoi instant ci la ñuy wax. waaw gis nga. waaw loolu moom ren moom am na ay surprise yu bari wax dëgg yàlla xam nga ren comme ni ñu ko doon waxee depuis le début rek ñun dañu wax que ni dañoo bëgg a màggal affaire yi muy màgg à chaque fois ren ci ndimbalu suñu borom
am nañ la possibilité de def ñaari date ak ñaari pays parce que man sama objectif moo doon toujours jël ko yóbbu ko bitim réew ba pare di permettre aussi artistes yi fi nekk ñuy mën a voyager ci yeneen dëkk yóbbu suñu drapeau teewal suñu couleur et croiser yeneen monde pourquoi pas croiser fa yeneen producteur wala yeneen festivalier pour que ku nekk daal mën a am chance daal léegi yàlla dimbali nañu ren aussi ñu jàpp le 20 à Dakar le 29 à Paris donc dinañ jël ay artistes fii yóbbu leen Paris ñu dem jouer ci public boo xamante si nii certes ay Sénégalais ñu ngi ko ay africains mais aussi dina nekk ay yeneen nationalité ba pare c'est des salles yoo xamante si nii am na ay producteurs am na ay tourneurs et tout ça qui sait peut-être ci artistes yi fay dem dina fa am kenn ku lu xibatu kenn comprendre nga et ñu jël ko ci laneen ak laneen quoi donc l'idée mooy ñu jël ko yóbbu ko Paris ëllëg ñu yóbbu ko Italie ëllëg ñu yóbbu ko faneen ci Espagne wala États-Unis yàlla dimbali nañu ba ren jàpp nañ date et que les artistes di jot nañ seen ay visa et tout ça pour ñëw et incha allah loolu mooy innovation de taille bi cette année mooy le fait que ñu yóbbu ko Paris mooy innovation de taille bi leneen li ci des mooy le spectacle bi ñuy def fii sur place. waaw kii la pourquoi nga préféré mujjee Paris quoi man dama yaakaaroon pour man quoi Sénégal ngay mujjee quoi da ngay jógee Paris def Sénégal comme fii sa town la fii nga dëkk quoi pour man Sénégal mooy mujjee quoi mais pourquoi Paris di mujjee quoi pourquoi pas pour man le 29 bi nekk Sénégal le 20 bi nekk excuse-moi pourquoi pas nga njëkkee Paris quoi mujjee Sénégal mais yow da nga njëkkee Sénégal di mujjee Paris pourquoi loolu quoi. boof xam nga show of the year bi. ñun duñ ko def ci fin décembre complètement fin décembre d'habitude daa bële passé le 15 la woon bi yéeg nañ ba le 20 et puis voilà quoi xool nañ aussi ci calendrier bi période boobu mooy période fête et tout après on n'a pas fait d'autres calculs de bii moo war a njëkk bee moo war a njëkk dañu xoole calendrier bi nu mu tëddee ñu xalaat ka ñi bu ñu defee Sénégal première date bi doon lu nice ñu dem boucler affaire bi à Paris donc loolu moo tax ñu jiital Sénégal non loolu xalaat la et c'est dommage que ñu yeex ko jot ba valider affaire yi mais c'est vrai que ni man dama jàppe woon ni buñ si def rek li ëpp solo mooy ñaari yëpp réussir jeunesse bi kontaan day réussir incha allah rabi hip hop bi jël ci ay couleur jël ci ay galon ñu gën leen jox cër ay artistes am ci possibilité de voyager de jouer ak beneen public ñun ñëpp daal ñu fier man loolu daal laa jàppe que ni mooy li si ëpp solo. for real MCs benn real niggas Nit Doff forever bon bëggoon na laaj benn question quoi kii la mais pourquoi pas yow def nga Alassane Djigo def comment dire Iba Mar mais pourquoi pas Amadou Barry stade Amadou Barry Guédiawaye dama ko bëree fan sa damay toog ay gars ñu ne ma dimbale ñu ne waxal ñu kii la dañu bëgg benn affaire fii quoi Guédiawaye parce que Guédiawaye dañu ko may fan su quoi gars yi ñu bëgg nga ñëw stade Amadou Barry dafa benn show pourquoi pas. tegoon nañ ko ak waa Jamrap ñu mujjee am ay problème sur ci logistique bi wala si affaire yi demee noonu quoi. Guédiawaye ah. waaw affaire bi mujjee am blème mais tegoon nañ ko pour Amadou Barry ba nit ñi ñëw sono yi après ñu am problème je sais pas daal c'était technique quoi tu vois et puis bokk na aussi ci coin yi ma njëkk a joué bi may def sama tournée banlieue bi en 2009 coin la bu gëm hip hop coin la bu ma yàgg support coin la boo xam se ni tey jii show of the year kenn du leen fa ëpp. gars dañ la gëm Guédiawaye dañ la gëm. dañuy déplacé wu ñëw. comprendre nga donc loolu noonu bëgg naa ko bokk na ci samay programme parce que bëgg naa defaat tournée banlieue yi ma doon def ay temps te amul fu gën a placé stade Amadou Barry quoi pour def benn show ci banlieue bi bu baax surtout Guédiawaye bokk na sama projet yi incha allah rabi su jàppandee rek ñu door ko mu daal. kon waa Guédiawaye nit ki la neen di leen may benn show of the year mais xaw ma kañ la nag parce que waxul kañ la. bon kii la bëggoon naa nag bon nga xam ñu show of the year bi quoi loo programmé ci gars yi ci show bi quoi noo koy programmé show bi nan lay demee quoi loo xamante ni gars yi mosuñu ko gis lu bees loo xamante ni da nga koy dajji lu bees tàq lay doon quoi nan nga préparé show of the year bi quoi ren. waaw spectacle dina am sincèrement dinañ gis kii la ci luñ ko daawul gis ci fuñ ko daawul woon xaar dina am spectacle dina am ay surprise dina am ay exclusivité lépp luy tax show of the year am spectacle bi mu daan am comprendre nga xam nga show of the year ñun du ñu ñëw rek jouer dañuy ñëw créer spectacle indi feu d'artifice yi def ay court métrage def ay tout ça est en train d'être organisé pour que gars yi aussi bu ñu ñëwee ñu bañ a ñëw rek seetaan ab gaayen bu rap ni ñuy seetaan ab spectacle quoi et on est en train de travailler sur ça incha allah rabi amaana mënuñu wax lépp parce que boobaa surprise yi day cool mais daal côté spectacle moom ñu ngi ciy dox kii ñu ngi ciy farlu quoi. kon gars yi bu kenn tardé show of the year bi incha allah le 20 décembre incha allah ça va chauffer quoi Nit Doff moo ko wax kii la instant bii nii moom benn action la bëggoon laaj quoi lan mooy sa problème ak Dip quoi bëgguma la ko laaj mais dama gis des fois da ngeen a xaw a am jàpp quoi ak Dip c'est quoi le problème. Nit Doff de waaw gis nga Nit Doff du moroomu Dip pour man quoi xam nga y a pas match quoi waruñu leen sax comparé bokkuñu xam nga yàlla ak yàlla la quoi man maa ko wax ci kaw. non pour man
waa gi yaa ngi dégg pour man ñi xam rap nekk si defuñu comparaison boobu après problème bi nekkul foofu man jàppe naa ne nekkul foofu parce que képp ku xam dëgg te nangu dëgg te xool ñaari vécu yi ak ñaari dayoo tolluwaay yi ni vécu yi bokkul réalisation yi bokkul moom amaana bu fi defee temps bi moo fi def dina def lu ëpp li ma def mais ci li yàlla dogal defagul xaaju li ma def donc comparaison amu fa bi muy doog a ñëw def nañ comme niñ def ak suñu bépp petit frère buy ñëw mooy respect considération jox la sa wàccuwaay doxale nañu ak moom ci népp noo xamante si noonu la ñu war a doxalewu ak moom musuñu ko manquer de respect en premier yaa ngi dégg léegi nag moom ci li ma jàpp def na njuumte ci benn wax ñu waxtaan si ba mu xam ne dafa def njuumte ci wax boobu noonu ba mu baalu ci par rapport ak loolu noonu mu baalu ci de manière boo xamante si ni xam na ka ni loolu njuumte la mais xëy na ak égoom ak rëyam ak succès boobu mu doon am jàppe woon na ka ni daal daa war a foncer ci affaire bu négatif boobu noonu comprendre nga mu xuus ci affaire boobu noonu yaa ngi dégg ñun woote nañ waxtaan nañ invité nañ def nañ affaire u grand frère pour wane que ni daal garaaw loolu njuumte la nañ ànd doxaat léegi suñu defee benn pas defaat beneen pas ñu gis ne toujours yaa ngi këcc ci affaire boobu noonu dañuy mujjee ñun aussi bàyyi gaynde gi nelaw ci ñun mu yeewu quoi après nag boole wuñ ko dara dañoo toog ceene bëri na nag ay affaires yu bëri yoo xamante si ni xew na yoo xam ne ñun dañoo ceene suñu self am na yu bëri yu ñu dégg yoo xam ne dañoo ceene suñu self comprendre nga fi ñu waxee ci lépp lu ñu exprimer rek c'est parce que ci wàllu hip hop la ñu am ci suñu grain de sel jaare ko ci canaux yi ñu ko war a jaare waxee ko hip hop ma daal di continuer dem amul dara lu personnel léegi nag moom ci ay agissement su waxee yenn wala mu doxale nenn loolu je pense que moom la concerné tu vois moom mu am sañ-sañu ne nii daal laay doxale nii laa fii nii laay doxale comprendre nga ñu bàyyee ko quoi après géemuñu géem boobu man li may wax mooy guddi ñu toll nii li ma la limal sànq moo ñu ëppal solo mooy tóoj géem bi yëkkati géem bi aj ko ci beneen niveau liggéeyal ko comme niñ ko doon defee 12 ans yi weesu yëpp comprendre nga parce que nangul nañ ñu ko waa mbedd bi real niggas yëpp nangul nañ ñu ko su amee kenn ku beddee ko waxee naneen wala mu gisee naneen moom lay doon mais majorité bi ñëpp bu ñu waxee comme li nga wax lay wax dañuy wax cër bu mat sëkk te ñun cër rek lañ bëgg ku ñu jox cër mën nañ ànd ak yow ku ñu joxul cër mën na jur ay problème mais bu loolu weesoo problème bi jàppe naa ka ni jugewul si ñun sababuñ ko bëgguñu ko imposer wuñ ko mais am na nag fu ñuy toll dañuy jël suñu responsabilité loolu rek la. en tout cas man li ma wax mooy yaa ngi job quoi ñun xam nañu yaa ngi liggéey parce que yàgg nañ ci game bi xam nañ ñu mu demee quoi bon loolu benn parenthèse woon rek ñu def bëggoon naa xam après show of the year bi lan mooy say projet quoi après show of the year bi yan projet nga am quoi ay projet album wala yan projet nga am. waaw 2020 bi moom bëgg nañ génne déjà ay artistes yoo xam ne ñun ñoo leen produire bëgg nañ leen génne ci biir 2020 bi man aussi bëgg naa sama album génn xamaguma ci ban période lay doon mais bëgg naa mu nekk 2020 on essaie de s'organiser boo xam ne suñu album yi du jege woo de trop donc loolu lañ nekk di programmer artistes yu ñu produire nag ñoom pratiquement seen album pare na après ñun bëgg nañ aussi def ay tournées comme 10e édition show of the year lay tombel bëgg nañ yóbbuwaat ko ci régions yi comme niñ ko daan yóbboo ci régions yi quoi et bëgg nañ def le maximum de concerts possible bëgg nañ aussi show of the year bii di ñëw mu nekk beneen dayoo ak beneen couleur bu dul concert normal rek quoi tu vois on est en train de réfléchir si loolu yëpp bëgg nañ ci biir année bi aussi mu voyager le maximum possible ci ay pays Europe loolu aussi ñu ngi nekk di ko ficeler bu loolu weesoo loolu daal mooy samay projet mooy show yi mooy sama album bi ma nekk di préparer ak artistes yi nga xam ni war nañ leen a génnee quoi. waaw gars yi ñu ngi seen émission Old School for Life avec Killa ñu def bon émission bi jeex na ba pare xam naa dañ ko kala beneen émission ak beneen invité mais Killa bëggoon naa nga tàggoo ba pare xam nga tàggoo Sénégalais yi nga wax ak ñoom nga présenté wu xam nga teg gars yi show of the year bi ni ñëw xam nga tegal gars yi quoi. waaw jaajëf Sénégalais yi aussi ñooy nuyu ñëpp di tuubal ñëpp aussi ci suñu dëng kàddu yi donc di leen jaajëfal yéen vraiment ci seen ñëw di ñaan yàlla aussi média bi fi ngeen ko bëgg a yóbbu suñu borom barkeel ko ba mu weesu ko incha allah rabbi et di woo ñëpp aussi ci suñu le 20 décembre ak le 29 décembre mooy ñu nekk fii ak waa diaspora bi nekk France yëpp et di wax gars yi aussi ticket yi disponible na nañ ko jël mais surtout nañu teel a ñëw quoi ci show bi pour que lépp nice ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyee guddee ñëw bi quoi na public bi teel. mën na lay démarrer. à partir de 19h
porte yu ubbeeku na DJ yi ñu ngi commencé play et tout ça dina am ay DJ yu ñëw première partie bi animé donc ku ñëw doo ennuyé wu et première partie bi dina teel a commencé dina am break dance yi breakers yi dinañ teel a ñëw en tout cas on s'organise de manière boo xam ni ku teel a ñëw aussi dina fekk spectacle mais lu ñuy ragal rek mooy public bi guddee ñuy xaarloo artistes yi et tout ça donc ñoo ngi ñaan public bi ñu ñëw comme niñ daan ñëwee chaque année mooy public bu dal jaama la public bu civilisé la bariwul luñ koy wax soo dee xool étiquette yi ñuy jox rappeurs yi violence la nit ñi di wax ak yu ni mel te boo dee seetlu bi mooy 9e édition musul am coow c'est très rare nga dégg ci concert rap yi violence ñoom dañuy ñëw exprimer seen passion bouger de gauche à droite bu ñu paree sax poubelle ba fa nekkoon ñoom ñoo koy ramasser seen bopp dem ñibbi donc patriotisme boobu ak responsable boobu suñu public responsable ñoo leen ci big up bu baax di leen woowaat ci même état d'esprit boobu noonu donc di dénk événement bi Sénégal yëpp gars yi nga xamante si nii aussi bëgg nañu support nañ ñëw support parce que aussi boo xasee ba tourner le dos à yenn machine yu fi nekk parce que dafa am position yooyu jël c'est vrai que ni tout devient très difficile donc tu as besoin de pàcc bi nga far ñu ñëw push affaire yi quoi donc ñi ngi woo ñëpp ñu ñëw jël bis bi def ko seen bis gars yi ñëw jàpp si et que affaire bi nice et waa Paris aussi ñu ngi leen di wax ñu teel a jël seen i ticket ñoom aussi le 29 décembre à la Bellevilloise et loolu daal mooy message bi quoi. waaw kon gars yi ñu ngi seen émission Old School for Life avec Nit Doff Killer kon na ko gars yi pare show of the inshallah nag gars sa waay na gars yi ñëw 19h xam nga dafa bëgg affaire bi teel a démarrer quoi dañ ci gars yi bàyyi xel kon gars yi à la prochaine ba beneen émission ak beneen invité inshallah Old School for Life forever Dal Jàmm TV forever ay what's up peace maa nigga ay